salaamaaleykum El Hadj maa ngi lay nuyu di la gërëm di la sant ci sa disponibilité ak bi ñëw bi nga déplacé wu fii ñëw pour ñu waxtaanee mbiri dëkk bi waaye plus particulièrement ñu waxtaanee mbiru politique. kon il faut ma ñaan nit ñu comprendre ñu ni waxu politique la ñuy wax parce que dafa am plusieurs casquettes yoo xam ne yàlla dañu ko jox surtout que ñu nekk conseil municipal bokk ci monsieur le maire mais mu am ay attaques politiques yoo nga xam ni ay nit dañ ko jël def ko mu laaj ab leeral. kon avant tout maa ngi nuyu Ndande gépp di sant Ndande gépp di sant le département de Kébémer la région de Louga li xew nag mën nañ ko comprendre parce que dañu am un leader local muy monsieur le maire Adama Fall di nit ku baax di nit ku bëgg dëkk bi jël ay responsabilités mi damay dem défi politique pour jàppale suma askan pour jàppale suma dëkk bi loolu amee ñu àndante ko ak moom mu nekkoon opposition bi loolu amee mu góorgóorlu fekk fi pouvoir local bi fekk fi pouvoir central moom mu nekk opposition nit ñi wóolu ko am ci moom confiance jox ko dëkk bi mu leen doon liggéeyal depuis fii ak boobaa léegi ñeenti at yàlla dogal it ci wàllu politique àndul woon ak son excellence le président de la république monsieur Macky Sall ñuy dox di wax ba yàlla dogal suñu leader national di le président Modou Diagne Fada ak kii di le candidat Macky Sall am déggoo kàddu war a ànd pour liggéey Sénégal ñu war a dem ci ay élections war a falaat le président Macky Sall ñu ñëw Ndande jël le maire de la commune de Ndande monsieur Adama Fall def ko le coordonnateur communal waaye loolu dafa di benn processus bu xaw a gudd ndax référendum bi moo jiitu ñu jóge ci référendum bi def li ñuy wax comité électoral mu nekkoon lu xawoon métti parce que bi ñuy taxawal comité électoral boobu dafa am ay entités yu nekk biir Ndande war a jàppale le président Macky Sall pour mu am deuxième mandat ci ñooñu PS ci la bokkoon APR ci la bokkoon AFP ci la bokkoon coalition Aljana bu Thierno Lo ci la bokkoon coalition Abdoulaye Baldé ci la bokkoon coalition leneen bu Modou Gueye bi dëkk Ngumba ci la bokkoon ak yeneen parti yoo nga xam ni xëy na su ma limee dama dul matal mais ñu ngi woon ci biir yàlla dogalee loolu ñu jël maire def ko coordonnateur départemental coordonnateur communal fii ci Ndande ñu taxawal comité électoral bi ñu taxawee comité électoral boobu ci biir comité électoral ñu waroon am un trésorier mais ñi doon wax noonu te nga wax leen sànq ñoom xam nañ ni toog nañ pendant 5 jours chaque jour dañuy fanaane réunion 18h ba minuit juróom-ñaar ba juróom-ñetti nit ku ne taxaw bëgg ni jaar war a doon trésorier bi pour ñu régler loolu maire ni woon comme am nañ problème ci wàllu trésorier bi nañuy def mooy lii di tuuti alal bi nga xam ni parti bi wala coalition bi moo ko dégagé woon pour ñu doxal ci campagne bi mu nar a indi coow li ñuy def mooy man mais monsieur le maire di le coordonnateur dinaa ko jël téye waaye dinaa ko teg ci ñaari condition su matul ma làmb sama poos ma mottali su desee lu fi des dinaa leen ko delloo su réeree sax ma fay ñu d'accord ak moom ci condition yooyu mu ne leneen tamit dinaa ko def ci entité yi nga xam ne moom lañ seqal campagne bi muy AFP di APR di kii mu tuddati coalition Aljana bi nga xam ni Thierno Lo moom ak coalition Diop si ku ci ne nañ fa jël benn membre ñu def li ñuy wax commission des finances commission des finances boobu lépp lu ñuy décider ci campagne bi ci wàllu finance ñoom ñoo koy décider bu fekkee dañu war a jël ay oto ñoom ñaan naan nangami oto la ñu war a jël commission des transports dem waxaale ak oto yi ñëw ñu di leen fay bu fekkee dëkk bu ñu war a dem la ñoom ñu ñooy wax ni dëkk bu mag nangam lañ fay joxe dëkk bu ndaw nangam lañ fay joxe ci biir loolu tamit déggaat naa ci benn wax ñu ni campagne bi dafa metti c'est vrai campagne bi dafa metti ñu ni lekk ñun naanuñu. bien sûr lekk naanuñu benn yoon. bien sûr parce que ñoo daan débrouillé wu di dugg si kër yi pour am luñ lekk. waaw c'est normal parce que amal tax nous sommes tous des responsables te bi ñu démarré maire daf leen wax lu leer man campagne ma di séddoo xaalis campagne ma di jël xaalis boobu di ko toggee ay ginaar ak ay dibi tuuti alal ji ñu jox pour population yi ñoo tax kon du ma ko jël mukk di ko teg naan di ko noncé wala ñu koy séddoo te ñoom d'habitude li ñu doon def mooy bu ñuy dem campagne dafa am benn somme bu ñuy dégager comme nee nañ dañuy tëj seen kër pendant une semaine xaalis boobu dañ koy jël séddoo ko seen biir parce que moom la ñuy wax ne moom lañ daan joxe dépense. noonu lañ daan doxee ñoom. ñoom ñoo ko wax te sax ma ni mbir bi dina leer parce que xam nga ci biir coow li ñoom dañu wax ni maire dafa bañ a woote réunion musta bañ a woote réunion ku ko ci woo ku nekk nee na la dinaa woote mais dafa xal parce que ku nekk xam na ne ñu ngi génnee ci élection yi ak bi conseil constitutionnel di joxe résultat officiel yi ak bi nga xam ne ni ci la gàmmo yi ñëw ak xew-xew yi te leneen dugg ci li ci duggaat mooy 19 communes yi nga xam ne ñoo nekk département Kébémer nañ wax benn comité électoral boo nga xam ne dafa gum na ci évaluation am na
ki nga xam ne mooy Khalifa Dia di le départemental ñun ak ñoom ñoo doon ànd dem di wuy ji Kébémer ba léegi wootee te damay féliciter Khalifa Dia bu baax parce que bi élection yi jàllee yéen ñëpp gis ngeen vidéo bi mu def ci Dakaractu suma juumul il a félicité encouragé le maire de la commune de Ndande Adam Fall wax ni su dul woon moom département Kébémer le président Macky Sall ko gagné ba pare le président de la République félicité sunu leader félicité suñu parti ba pare jël ay poste de responsabilité jox leen. mais kon loolu xool na ne bureau yi ngeen daan perte fii surtout yi ngeen daan gagné fii sëpp da ngeen koo perte si élection yi. xam nga loolu seen analyse la ñëw mais man je me dis que ni ñoom est-ce que sax parce que xam nga nit ki bu fekkee da nga ni ko ba may ànd ak yow da nga daan gagné tey ma ànd ak yow gagné wu yow xoolaatal sa bopp loolu benn anecdote la te sax demeewul noonu parce que dafa xam ñun du ñu cuure tey boo xoolee élection yi passé ñi ngi am 4214 voix 4214 voix ñun suñu escompte bi gënoon mat mooy bi ñuy gagné 2014 ñu amoon 2600 kon xam nga def nañ un pas de géant mais ñoom xamuñu ay cuune lañ et puis même bureau yooyu ñuy wax bu doon ñoom ñun zéro lañ fayal parce que bureau bu fekkee ñaari voix ñetti voix lañ dafa gagné te ka ñëw musu koo gagné kon bu doon ci moom kese lañ ko bàyyee bureau yi ñun bu doon ñun kon ñoom dañ fa doon am te et puis sur les 25 bureaux monsieur le maire dafa gagné les 19 bureaux kon ñoom fan lañ mos a gagné ñoom daan ngi ñuy wax ban bureau lañ fi am mais nag nga baal parce que waxuma la coalition li wax du benn bokk yaakaar parce que man ci comité électoral bi ñu tegoon je suis le chargé de la communication te woote boobu ñu woote woon dëgg leader yi ñu xam gisuma fa woon kenn parce que gisuma fa tonton Souleymane te moom mooy le responsable bu PS gisuma fa Djibiñan mooy responsable Aljana gisuma fa responsable Diop si gisuma fa responsable AFP te ñooñu dañ doon nekk réunion mais même ñooñu suñu empêché la empêché loo ñooñu est-ce que mënu la empêché loo monsieur le maire la empêché loo yeneen leader yi ñu xamoon ñu daan jiite yeneen parti yi su fekkente ni ñooñu nekkuñu ca réunion boobu mais réunion bi sax bu la neexee ñu teg ko ne parce que nous sommes politiques moo tax ma wan ko sama introduction xam nga lu tax réunion bi c'est une réunion politique nit da ngay am fit ñi me nga wax li nga bëgg a wax parce que ku nekk xam na ni fii Sénégal toll tey Macky Sall mi ngi ñëw di joxe ay postes de responsabilité poste de responsabilité yooyu ñoom am na lu ñu sentir te yaakaar nañ ni out nañ te ñoom ñoo outloo seen bopp parce que bu fekkee dañ la jox ay moyens kii nekk opposition nga nekk au pouvoir 2014 ba léegi mosoo koo mën a gagné mosoo ko mën a jege sax nga dem ba ànd ak moom mu gagné la ñuy séddale ay cër nga bëgg ca cër yi jarul ngay ñaawal kooku lam liggéey ba ña la gën a nekk kilifa le président de la République son excellence monsieur Macky Sall nga xam ni si le Sénégal le mieux informé nga ni damay dox ci xelam naa saboté Ndande naa saboté meeru Ndande mais saboté wuñ meeru Ndande résultat wu Ndande la ñuy saboté parce que monsieur le maire Adama Fall benn carte boobu la man papa benn carte la am suñ compté carte yi mu nekk 4200 c'est parce que Ndande ñoo bëgg a ànd ak le président Macky Sall beneen bi ci des dégg naa leen ci seen ay vocal ñuy remettre en cause dige yi nga xam ni le président Macky Sall digg na ko Ndande mais man ban monde lañ nekk. mais nee nañ maire li mu si war a dox ko. mais attention maire lam ci war a dox ko moo tax président de la République sol daal ñëw ba Ndande parce que nan nga ñëw département Kébémer nga war a def 7 communes nga choisir Ndande ñëw wàcc fi loolu doy la nga jël oto dem ba Kamba ngay fekk fa sëriñ bi ba pare ngay remettre en cause naan du ko def xam nga ñoom dañu xamul te nekk ay cuune mooy li ma la wax. très récemment le préfet du département de Kébémer ñëw na ak waa PUDC man j'étais là-bas waa PUDC def communication ñu convoqué tous les chefs de village tous les représentants keroog maire nekk foofu man maa fa nekkoon ñu doon wax pour wàllu impasse pour tali bi jógee Ndande dem Kaabu Gueye tool yi mu war a jaar ak dëkk yi mu war a jaar ci lañ ñu xamale ni du ñu fay parce que projet état la li nit ñi di am foofu mooy bu ñu daggee garab yooyu ñu may leen mais aussi am na ay projets yu nga xam ne dina ànd ak moom pour ay reboisement ak ay projet pour jàppale dëkk yooyu kon ça veut dire que ni projet doo xëy rek mu sotti dafa am processus wax nañ entreprise bi nga xam ne moom moo gagné marché boobu. Deuxièmement foyer des jeunes bi neexaluñu Macky Sall seexaluñu ko suukar moom moo jël engagement devant le public sénégalais devant tous les caméras yow nga ni responsable nga ci partenaire nga bokk ngay remettre en cause Macky Sall balaa mos a wax lu mu def biñ ca jógee toogu fa
dafa yónni mission bi mu ñëwee yow El Hadj en tant que président conseil communal de la jeunesse yow yaa sa équipe lañ boole ngeen dem ci terrain bi ngeen def visite ngeen waxtaan ñun de foofu lañ si tollagu pour l'instant beneen bi ci des parfois dégg naa tamit mu ni ministre mosu fee taxaw ma ne ah suma xarit yi dama yaakaar ni dañu jum Serigne Mbaye Thiam lu ministre ñëwul lycée ku inauguré lycée bi avec l'ambassadeur de la France bi ñu fa jógee projet de gestion des déchets bi nga xam ni benn la ci Sénégal benn le maire ku ko xam ci wàllu environnement mu ci jëm mu ñëw corriger projet bi defaraat ko teg ko ci raay Sénégal fu lay ñëw di ko seet keroog bi nga xam ne mi ngi lancé interdiction des déchets plastiques fii lañ defee lancement bi dinaa la jox image yi boo bëggee avec le ministre Bibi Baldé beneen projet bi gën a phare bi gën a mag muy projet électrification rurale Sénégal Macky taal na Sénégal Thiam kii Sall le ministre de l'ex-ministre de l'énergie bi dëkk Thiès Sall comment dire Thierno Alassane Sall Gitira ñun ñoo taxaw avec le gouverneur de la région moom la njëkk a taal kon kooku du ministre beneen bi ci des ñaata yoon la gaa moo am ministre conseil yi ñëw ma ne beneen bi allemand dama yaakaar ne da ngaa jur man de añoon noonu ma ak yow ak le premier ministre Kër Sëñ Abdou Latif 2 fois mais El Hadj loolu nag wax dëgg yàlla dañu wax image yaa ngi fi Kër Sëñ Abdou Latif man año naa fa ñaari yoon ak allemand ak Mimi Touré le premier ministre. te ministre mosu fee bëgg wax li ñuy wax amul. ah de man de ay fee laa wax su amul nañ génnewaat ci ñu defaat vidéo wax ñu ne amul waaw man de li laa gis ñoom daal bëgg nañoo ñëw wili paane ndànt ma ni 4200 voix yooyu waree di ak Macky Sall lañ àndal jàppale monsieur le maire waxuñu ko par hasard dañ ko wax teg ko ci ay fait kon nañ àndul parce que li ma gën a métti bari na lu muy am ndànt dafa am histoire am dayo bokk ci département Kébémer bokk ci région Louga nekk le 4e plus populaire commune ci wàllu électorat nekk 3e au niveau du département de Kébémer am histoire am vécu mais en général fu ñu demee ba doomu ndànd tàllal pour war a jàpp pour indi doomu ndànd malheureusement doomu ndànd mooy fël loxo te loolu moo nekk di xewaat nii ku ne xam ne tey posture bi nga xam ne moom la monsieur le maire taxawee ci Sénégal ku ne xam ne posture bi nga xam ne moom la taxawee ci département Kébémer kon dama jàpp ni képp kuy doomu ndànd ku nga xam ne da ngaa bëgg ndànd avancé da nga ko war a jàppale si loolu mais waroo ko découragé waroo dem di ko wéy pande comme ni nga ko waxee sa titre bi pour yàqal ndànd pour man loolu yàqal ndànd parce que bu dee maire rek yow mi ngay dugg ci politique am nga ay kër am nga ay oto am nga ay fonction chaque jour mu wax billahi wallahi poste ministre man xam naa ni le connaissant très bien tax koy daw poste ministre nga xam ne ministre la ci teg président tax koy daw parce que pour moom am na li mu bëgg am na li mu war a am coono bi muy sonn ku xam vécu xam démbam nekkoon ci jeunesse nekkoon ci sport nekk bëgg dëkk bi xam ni loolu mooy li ko animé moo tax su ma gisee surtout li ñu jëm ci élection locale yi man mosuma dégg maire wax ba fii ma dégg yow ci affaire élection locale parce que dañuy wax ni sa pal bu njëkk da ngay wax ba ñu fal la sa deuxième fal la nga liggéey mooy tax ñu fal la te lii nànkuñu ko ak suñuy bëñ suñuy loxo lañ ko téye parce que nit bi bu fekkee ni jubluwoo ca lenn lu dul liggéeyal sa askan doo ca sonn parce que moo tax ñun ñoo ko forcer sax pour mën a wax ak média bi mais moom dañu woon jaru parce que man je réponds par des faits. est-ce que mën nañu jàpp ni yéen li waral coow li da ngeen a wóoluntuwul seen biir gars yi ñu bëgg a xam en détail maire fan la dugal xaalis bi est-ce que du loolu moo indi coow li yëpp. non loolu dama ni la ñàkk temps mais maire musta wax du ma def bilan musta wax du ma woote dama amul jot ku nekk xam na ni bi ñu génnee ci élection yi ba léegi mi ngi daw ci gàmmo yi liggéeyam permettre lu ko yenn yi comptabilité yi ñi ko yor ñu ngi ko yor xam nañ ko mais dama la ñii li ñuy wax noonu dañ ko wax nii rek parce que tey ci suba rek am na ko ma ci waxtaan ci ñaar ñi doon wax mais daf ni man dañuy politique ça montre tout ñun politique ñun dañuy utal ndànk nawle ci département dañuy politique jàpp nga ni ñoom kon dañuy préparer pour am candidat si élection yi nga xam si ñoo ñëw seen ànd kon pour ngeen doon benn am benn candidat est-ce que war na mën a am wala mu taw ta mën a am non hélas dama la man personnellement proche collaborateur de monsieur le maire son porte-parole musuma koy dégg mu envisagé dara ci élection yii di ñëw moom li ko ñor mooy na liggéeyal ndànd fan yi dégg nga ko ci gàmmu ndànd poste gendarmerie bi gars yi ñëwoon nañ di wax biñ ñëkkee ñëw man ki ñi ma rencontre dama leen yàlla xam na ni su ngeen dajalee xaalis ragal naa ni du ngeen ko ci def parce que mën ma ko wax devant les médias parce que la mu doon lijjanti moo pare ñu wax mu leen ut leen mais man je savais que ni mi ngi woon ci yoon boo xam ni à un pas la mu doon jot dina ko am tey nee na leen teggil naa ko ñëpp coono j'ai les moyens te dinaa ko def d'ici 6 mois
éclairage public bi ñu doon wax ci kaw tali bi les marchés sont lancés stade bi nga doon wax tey boo demee tey di nga ko fekk maçon yi ñuy defar grillage de protection ba te dinañ ko rénover ba ñu xam ni defaraat nañ ko àll bi ñuy ñëw 11 dëkk dans les 46 villages moo amoon courant dañuy sant yàlla tey yokkaat nañ ci 27 moo tax bu ñuy wax dañu xamul dañu xaw a tamit iñaan wala soxor parce que ñun ak ñoom ñoo bokk conseil municipal chaque année dañuy indil compte administratif at mi du 1er janvier au 31 décembre li nga encaissé ci xaalis ni nga ko dépensé fi nga ko dépensé ak la fa des mais chaque année boo demee tey conseil municipal ñoom ñaar ñoo ñu di wax ñooy njëkk a approuvé ñooy njëkk a tàccu ci gestion bu rafet du carburant du fonctionnement du ay fonctionnement de bureau du benn privilège boo nga xam ne monsieur le maire mos na koo jël ci commune bi def ko si boppam lu ñëw def ko delluwaat ci commune bi mais loolu lu ci nit bëgg lu ci nit mën ah ñi ngi góorgóorlu ñi ngi jéem élage am na ku ma gis mu dugalaat beneen vidéo fan wi ci Facebook ma ni kii xanaa moom day bëgg a toppandoo Assane Diouf parce que xam nga li gën a bon ci àdduna mooy ngay jaxase ay doomu aadama yoo xam ne lépp da leen a boole deret daf leen a boole histoire daf leen a boole njaboot daf leen a boole parce que tey benn association man bokk naa plusieurs associations dëkk boo dem ci commune Ndande am na association des jeunes am na association des immigrés am na association des bu mu manti doon bu yor gàmmo ga wala association boo nga xam ni peut-être ay kii la étudiant boo demee Palmeew la même chose boo demee Andoulaye la même chose boo demee Ndiaye Coro gëppaleen gëtirat foo dem ba ci ñun ñi nga xam ne ñoo dëkk tunduroon naan am nañ suñu association bi kii moo ko jiitee Baye Mbayka Baye Góor mooy suñu trésorier mais je suis le secrétaire général biir na ay années ñi ngi liggéey lépp lu nga xam ne moo mën a dimbali gox ba dimbali askan mais soo créé sa benn association defagul at nga fekk fi association yam ñi ngi fi def di liggéey pendant des années te mosuñoo wax mosuñoo xuloo mosuñoo jaxase ay nit boo dikkee bul jéem a jaxase ay nit. ban association la. nan non dinaa ñëw man lu ma ragal a wax toog fay jooy ba ñu fekk ma fa parce que man ci dëgg rek laa taxaw lu ma ragal a wax toog fay jooy ba ñu fekk ma fa. parce que tey dama gis benn waay bu ñëw ni monsieur le maire dafa am association bu ñuy wax ànd defar Ndande daf ko compte may ko bul jaxase ay doomu aadama yàlla bëggul kuy saytaane bëggul kuy fimis bëggul kuy tas mbokk waaw parce que association bi kan moo ko jiite. kan moo ko jiite Mortala Diop doomu Ndande Mortala li mu am ci Ndande man dama ko fee am. Jiili li mu fi am man dama ko fi am keneen da ko fi am moom mi wax da ko fi am Khady Fall yaay Cheikh li mu fi am man dama ko fi am keneen da ko fi am Marème Fall li mu fi am man dama ko fi am kon monsieur le maire nan lay bañee association bi nan lay contrer association bi seen activité bi ñu njëkk a def lan la set setal kan moo ko fa jiitu kan moo ñu fa jiitu kan moo ko si njëkk a def alalam kan moo ko si njëkk a def alalam fu mu taxaw sant leen gërëm leen appuyer leen ban moo buy jaxase wala buy yàq wala buy tas bu mu ci mos a dugal man ni nañu arrêté Ndande bu ñun mënuñu fu ñu demee ba nekk sur le rampe de lancement war a émerger ay nit ñu tekkiwul dara ñoo bëgg ñu ruubee bëgg ñu jaxase ñun ragaluñu leen gënuñ ñoo xam ne ñuy wax gënuñ ñoo bëgg dëkk bi gënuñ ñoo doon bi dëkk bi nañu bàyyi saytaane bi ak finiste bi beneen bi ci des ku fi mos a indi projet ni damaa bëgg a liggéeyal Ndande te jàppale wuñu la xam nga dañuy wax Ndande mais Ndande c'est une commune demal Ndiop bëggul projet bi mu ñëwee mais en tant que expert en environnement ak projet daf ko defaraat jàppale leen taxaw leen tey boo demee seen projet dox na demal Serif 1 demal Serif 2 demal Ndiaye Coro demal Pëlen kii Jonge Fall projet de presque 300 millions man gis naa sax tey léegi ñuy jógee Espagne di ñëw nekk ci projet bi di liggéey di gagner seen vie correctement kon monsieur le maire mi ngi jàppale population bi di jàppale porteur de projet yi mi ngi leen di jàppale mais nag su fekkee yow da nga ñëw yor sa 100 millions wala sa 50 millions ni nañ ma jox suuf te yow ka yor suufam ñu war koo jël di ko jox amul 1000 francs li mu leen wax mooy ku ci yor sa projet yor sa xaalis mu nekk un projet individuel pour sa intérêt bopp demal nga waxtaan ak population yi boo demee borom tool boo waxtaanal te mën a jël doolam jox la lu ngeen d'accord man su ngeen ñëwee ma def loola mais du ma nangu suufu kenn di ko jox projet boo nga xam ne du projet wu communauté bi sur ce maa ngi lay sant di la gërëm su fekkente ni am nga yeneen question tamit concernant mbir mi ñu waxtaan mais na leen leer ni je vous l'avais dit te dama koy confirmer Ndande a rendez-vous avec 2019 te 2019 jot na suñu wàll ci Sénégal ñu jox ñu ko dañ koy jëli ñu ñàkk ñu ko jox dañ koy jëli train bi départ na depuis 2011 monsieur le maire ak équipe bi mu àndal ak doomi Ndande man la 4200
personnes yooyu nga xam dañ ko ànd ak moom gëm ko di ko jàppale ñaari nit wala ñetti nit mënuñoo ñëw bëgg a jaxase loolu nañu bàyyi fu doomu Ndande dematee ba war a am ay poste de responsabilité wala bokk ci réew mi war a defaral Ndande war a liggéeyal Ndande ay nit yu tekkiwul dara taxaw fee di jaxase dëkk bi xam nga boo politique moo metti quoi maa ngi koy wax bërki démb bi jógee ci gàmmu Ndande bi jëmee ci cocktail benn waay ñuy waxtaan bi responsable la ci gàmmu ma koy taay ma ne ko sooy tey dafa mel ni gars yi ñëwul de ministre yeeg directeur yeeg chargé de mission yeeg ak 2 millions yeeg yooyu mun ma mais effectivement li nga wax dëgg di prendre ak réew gàmmu gi dafa neex ma ni ko dama lay tooñ rek mais est-ce que xam nga ni kon li monsieur le maire daan leen tooñe naan leen seen 2 millions yi ak venu ministre bi sant leen ko position bi ma taxawee kon tey am na dëgg ci yéen mun ma vraiment wax nga dëgg man ko non du dara nag du dara mais dama lay wax ni ñu bëri dañuy wax te xamuñu ni politique du 1 plus 1 égale 2 politique ay mbir la yoo nga xam ne boo ci bokkul xamoo ko mënoo ko demal nga toogi làmb ji nag mi ngi nii monsieur le maire bi muy bëgg ni ma la ko waxee daf fi fekkoon ku yor pouvoir local yor fi ku yor ñu yor pouvoir central mu nekk un simple opposant ànd ak ñetti nit ñi di leen di ree muy xeex di xeex ba agsi fii ku bëgg demal mais bu jël mukk association jàmbur di ko mbubboo di ko tuddoo di jaxase ay doomu aadama pour bëgg a am dara ku neex déclarer sa candidature terrain baa ngi nii làmb ji yaatu na démocratie lañ kenn sañ te tere kenn du mu am candidature nañu dem nañ si dem ñun pare nañ. d'accord pare nañ donte nag buñ yaakaar ni mbir mi dañ koo téye ay bëñ dañuy ñëw rek liggéeyal Ndande billaay walaay ma ko chaque jour sama saak même au di jógee maire lu ma am maire mi ngi fa buñ mënoon bul xëy tey dootuma xëy parce que pour lan la dañ fay sacrifier wu pour dimbali doomu aadama yi te on a fait bouger tous les lignes 9 domaines de compétences transférés yi billaay walaay buñ ci dem lañ fa def nit def na fi 10 ans te def ko ci. d'accord maa ko wax. d'accord Pape ñu ngi lay jaajëfal. merci El Hadj ñu bàyyi la nga tàggatoo. jërëjëf di sant ñëpp di gërëm ñëpp di jéggalu nag ci ton bi ñu waxee parce que warul woon demee nii sincèrement monsieur le maire bëggee wu ko nii parce que c'est un homme courtois diplomate nit ku dal nit ku bëgg dëkk mais parfois il faut recadrer les choses ñu ngi tàllal ñëpp loxo di jox ñëpp loxo di jéggalu ñëpp di baal ñëpp ak di ñaanal ñëpp yal na leen yàlla defal jàmm. Et là, je vous remercie. Ndande Actu ca kaw ca kanam merci.